kenn mës la gis barke moom ngelaw lii ñoo yem waaye xam nga wi leen doo fàttoon sa bakken tuuti rek di nga xam luy njariñu ngelaw li barke tamit noonu la mel barke nee nañ du jëm waaye fu mu nekk ñu xam ko su nekkee ci nit doo gisee xam ni kii daa am barke su nekkee ci kàddu day ma ngoog day am benn xorom bu ci nekk waaw barke taalibe nag moo ngi jóge ci sellal waaw loolu moo tax ñoom seen waxtaan du kàddu yi rek waaye kàddu yi day ànd ak leer googu nag moom la gaa yi di wër ndax li ñuy wax yëpp mu ngi ci téere yi waaye ñoom duñ koy génne dafa am leer gu ciy laxasu waaw moo ngi mel ni tey jii léeg-léeg nga gis nit ñu tegal ko bool ne ko lekkal mu daal di mos daal ne suur naa daal ne waaw ndax am ngeen kaani ñu ne waaw kaani gu foor a ngi fi gu saf gu dëgër ñu ne waaw mu ne indil ma seet te suuroon na de ba teg kudd gi ñu toog ba caag mu naan ndax li ngeen toggoon ndax desul kon kaani gi moo ko lekkaloo waaw góor yàlla yi nag ñoom seen wax tamit dafa am benn xorom bu ci nekk loolu moo taxoon Xasanul Basri dafa mujjoon dem ba seetlu ne waxtaanam su Rabiatul Adawiya toogee ak du fa toogul du bokk mujj gi mu ne Rabia bul tardeeti samay causerie samay waxtaan mu ne ko ndax man sama kàddu gi mooy brin allumette bi yow nag yaay poson bi mooy loolu ñuy def bara moo fi ñu cos waaw mu ne ko man sama kàddu su génnee day mel ni benn fett bu génn su dajeeg nag sa benn noyyi yow da ngaa jeex tàkk ci mbëggeel ci yàlla ferñeentu sa mbëggeelu yàlla yi su laalee sama flèche boobu mooy xotti xoli jaam yi di dagg seen kiiraay yi di leen àggale ci yàlla dégg ngeen wax ci kon kii moom li mu aay mooy génne kàddu yi jël aay yi ràbbale ko di dóor mais am na koo xamante ne nag mooy fexe ba loolu àgg ci nit ki waaw moo ngi mel ni téléphone bu baax ak wifi kooku bokkut ak yenn réseau yi xam nga li ma bëgg a wax du bokk tey ji mën nga am réseau bu baax te fekk yow sa téléphone demewul noonu waaye doo amee téléphone bu baax bu dëgër bopp boo léegi wifi bu dëgër bopp bu dëgër mais jeex na kooku sa connexion du am benn interruption yàlla nañu ko yàlla defal loolu mooy jotaay yii tamaa leen di xamal ne du ñuy toog fii rek ñooy kii de am na ñoo xamante ni fi mu ne nii dooy tudd dooy wax dara sax ñu xalaat yàlla rek kàddu goog ci lu ñu bëri di defaroo ñu yaakaar ni kii wax la fekk ña nekk ci ginnaaw loolu yonent bi wax mu ne bari na mbooloo kañu desal ginnaaw moom la yàlla di xool waaw moo tax bu ñu xeeb kenn nañ bàyyi xel ñëpp yàlla nañu yàlla boole dimbali yàlla nañu yàlla boole jàppale su ko defee comme ni ma ko waxee kàddu yi xadara bi du génn mukk sant yàlla déedéet ndax lii billaahi cëru yàlla la mbokk yi cëru yàlla la waaw Cheikh Umarul Fuuti radiyallahu anhu demoon na ba wax ne xadaratul jumaa bi mook sama dundu taaw bi di Ahmad ñoo tolloo je préfère sama doom di dee ci ma tardé xadara xam nga loolu foor na lañ ci gis ñoom waxaguñ ñu ko mën naa am duñu dee gis ko te sax bala ñoo dee sax yàlla nañu ko yàlla wan waaw te ëppul yonent bi toog ak moom sallallahu alayhi wa sallam waaw Cheikh Tidiane nee na soo leen xamoon li nekk ci jotaayu wasifa mu ne doo leen di raam tamit di ngeen raam dem wasifa ji waaw wax naa ko bis ma ne feek yitte bi ñuy def ci xadaral jumaa bañ koo tardé defuñu ko ci wasifa demaguñu waaw yitte bi ñuy def ci wasifa ci xadaral jumaa di jóge fu nekk loolu la ñu war a def ci wasifa ndax loolu mooy defar taalibe bi moo koy tëbb moo koy àggale yàlla nañu yàlla boole dimbali waaw su ko defee man damay wax ne sant yàlla rek ñu war du soññe xam nga kii jóge lieu saint kii jóge ca Iran yi kooku moom moo war a soññe du dëgg kii moo ngi jóge ca dëkkam ba nu mu tudd Hajj Malik ca wetu Châtenay-Malabry kii moo ngi jóge ba Villepreux kii ku koy soññ ku jóge Villepreux moo la war a soññ ndax moo ngi def loo xamante ne ndax yow est-ce que doo fa dëkkoon di nga ko def Villepreux di am na ñu ko xam fii Villepreux du fii de kii Sëñ Abbas nee na sax xamul sax Villepreux far mais xam nga lieu saint da ngay passé Villeneuve-Saint-Georges passé Ivry di dem mais kuy jóge foofu di si kar si kooku sëñ bi am na pas-pas
yàlla bu loolu neen waaw tànk bu ñu jéggi di ñëw rek kilomètre bu ñu romb rek yàlla nekk yokkute ci ñun waaw yokkute boo xamante ni yàq dootu ci amu mukk ba faw yàlla nekk sunu defaru àdduna ak alaxira yàlla nañu yàlla xool yonent xool ñu Cheikh Tidiane xool yàlla tëbbuñu yonent tëbbuñu Cheikh Tidiane tëbbuñu yàlla boole ñu ci ay jaamam yi mu nangul yonent bi boole ñu ci ay saxaabaam Cheikh Tidiane boole ñu ci ay taalibeem yàlla na ko yàlla def waaw te yàlla bu ñu yàqu yàlla bu ñu yàqule yàlla bu ñu réew yàlla bu ñu beew yàlla bu ñu gis suñu bopp yàlla bu ñu dog ci tarixa bi waaw waaw am na liste bu Cheikh yor ci lay bind taalibeem te kum ci bind dootoo dog yàlla nañu ci bind maa la ko wax am na bind liste or lañ koy bindee waaw alluwa ba jamaa la waaye moom or lañ koy bindee su moo nga foofu ca zawiya ba ca Faas waaw ponkalu cheikh yëpp seen tura nga foofu maa la ko wax muqaddamu cheikh yëpp seen tura nga foofu xulafaawu cheikh yëpp seen tura nga foofu ba yomal qiyaama waaw yal nañu ci yàlla boole am na ñu koy lijjanti ji de am na ñuy dem Faas loolu la ñuy dem xoole ji de seen tur la ñuy xoole ji de ndax moo nga fa wala déet wala ñu ne diw ndax ci la bokk ñu dem xool turam ndax moo nga foofu waaw yàlla nañu fa nekk rek te bu ñu ko kenn jëlee loolu neex na de mbokk yi ndeysaan tarixa bi du ay caaxaan de moo tax yu bëri mais il faut que léeg-léeg ñuy génne bagage nag daf ciy baax nag yaakaar naa parce que nit ñi dañoo dem ba yaakaar ni gars yi dañuy am jot rek ñëw di Allah di la ilaha illallah non mais il y a quelque chose qui se cache derrière ah yow tu n'as pas la capacité spirituelle la capacité scientifique la capacité même morale de percer ces secrets là mais bàyyil ñu ko xam ñu dox seen dox waaw li góor yàlla yi di wax am na loo xamante ni ku koy wax rek dañuy xam ni yow xamoo bokkoo mosoo naanoo ñu bàyyi la ci biir am nañu yàlla boole dimbali waaw su ko defee loolu rek mooy yëngatu yi yëpp yàlla seede na ni pour defaru rek la waaw Cheikh Tidiane gisuñu ko 1735 la woon c'est le 18e siècle waaye tey jii la gën a dund pourquoi parce que dafa am fu muy yóbbu taalibe mi foo xamante ni mais lamb nañu seet nañu gars yi dugg nañ fu nekk mag ñi ngeen di dégg ñëpp ci réew mi seen bàyyi duñu tijaan gëstu leen li ma leen di wax bu baax ñi ci seen bàyyi di tijaan dañ leen di wàññi ak les doigts de la main am na ñu ci bëri dañoo jàppalu leen wird ba nekk ca muqaddam nekk ca kilifa gëstu leen li may wax mais lan moo tax ñu bàyyi fa lépp dem soppi cheikh mais loolu duñ ko posé wu lan moo tax gars yi daal di sa waay baax na ana dog yi baax na ana turi yàlla yi ñu joxoon baax na ana ijaazaat yi baax na lépp may yéeg cër yéeg léeg yéen lañ fa am yëpp daan ne c'est bon dem seeti Sidi Ahmed Tidiane mais sëñ bi ku lay jëlee ci la nga nekk daf lay yóbbu ci li mu nekk mais nag soo demee su la wóorul ni fa mu la jëmee moo gën fii fa nga jógee mais da ngay toog mag ñi yàlla rek lañ doon wut duñ ñëwoon cheikh fekk ñu fa la ñuy wut dañuy dem seen yoon ah dañuy dem seen yoon moom laay wax taalibe yi mën leen góorgóorlu leen ku ci def ñetti weer ci tarixa bi te gisoo ay soppeeku mais demal sa yoon ah demal sa yoon naam raasi waaw ma ngoog donc su ko defee loolu rek la dañuy yar rek ngir ñu jébbalu ci kanamu yàlla loolu la dañuy yar rek ngir ñu jébbul xoolal fii amul différence âge kii mën nañoo jur ñun ñëpp am na ñoo xam sax waxuma la sax seen baay mais seen maam la mais il y a pas de différence am na ñoo xam ne làkk ñu wolof amul différence am na ñoo xamante ni ñoo ngi jóge fii ñii am na fi ay wuliyu am nañu fi ay borom yi xaalis yu mag ay borom yi cër borom yi xam-xam ay crack ay scientifique mais dara feeñul ñëpp dañuy réer rek ci biir jëm yàlla ji loolu lu am solo la waaw loolu moo tax am na benn loolu rek laay barkeeloo tey ba beneen yoon incha allahu taala comme dafay xaw a xat léeg-léeg benn ponkal ci ponkalu Seydina Cheikh Ahmed Tidiane yi dafa wax ñu garaaw yoo xamante ni loolu képp kuy tijaan war nga cee natt sa bopp bu baax waaw mu ne abat nufusul akabiri an tasaa fi xayri maa yurdi mawlaaha ah mu ne aw tura fi xayri baabi xaaliqiha ah fi xayri baabi alladi xalaqaha wa sawaaha waaw ponkal mu mag ci tarixa bi ku ñuy wax Mouhamad Alhajuji Tijani bind na téere yu bëri gaa yi xam nañ ko lu bëri ci tarixa bi daf ko leeral moom it ci ponkali la fecc katu fas-fas yi la ndax am na ñoo xamante ni ci nit yàlla yi ñoom dañuy fecc ay fas-fas parce que am na fas-fas yu bëri gaa yi dañ koy barkeeloo
dan naan ah mënuñ ko fecc de waaye xam na ne fas bu baax la dem mais am na góor yàlla moom du ñëwee dan naan kaay leen ñëw leen fas bi dafa am lu mu ëmb man mën naa ko tekki xam naa code bi ñëw décoder ko génn njariñ ñi séddale ko waaw ñoom ñëpp a yem nag kay barkeeloo kay feccee yem ku nekk sa cër la dégg ngeen wax ji ku nekk ak sa cër ak sa mission yaakaar naa imaamu Sha'raani la wala Cheikh Mutawalli Sha'rawi ñoom ñaar kenn la ci mooy wax loolu mu ne doomu aadama yi ñëpp ñoo yem mu ne seeni mission moo leen di différencier waaw dégg ngeen wax ñu waroon wax ñu garaaw la waaw mu ne nit ñi ñëpp a yem waaye mu ne seeni mission moo leen di différencier waaw mooy lii yaakaar naa déclaration universelle xaw ma des droits de l'homme ak yooyu loolu la ñuy wax naan tous les hommes naissent libres et égaux waaye xam nga ne loolu du dëgg de wala dëgg la déedéet ah du dëgg waay ah ndax ñun ñëpp dañoo libre ah lan mooy liberté xam nga kon philosophie lay dugg léegi ci saa si rek dan naan la luy liberté lan yow nga wax liberté bu ci philosophie ba pare ñu wàll ñu leen luy liberté ci yàlla luy liberté ci économie luy liberté ci histoire mënu ko firi da ngay daanu problème day am ah ak lan égalité am na naam Sidi li am surtout xorran la seen xadimaali doon di yàlla pour mu nekk xorran mu ni xaalisam te moom pourtant du jàmm déedéet waaye xorr boobu ngay wax si liberté gi nga waaw ci la waxee ne xorran waaw pour mu mën a libre waaw xaalisam set wicc nag waaw waaw moom nga kooku beneen xurriya la waaw ma ne ñun Sénégal ñun Afrique ndax amuñu loolu ñuy wax istiqlaal indépendance ah kay waaw ndax ñun indépendant nañu that is the question problème la y a ce qu'on appelle les goulots d'étranglement y a les carcans y a les chaînes invisibles à l'œil nu yu ñu takkee Afrique takkee ko Sénégal takkee ko monde bi yëpp ñu ci bëri te nag li garaaw wax naa ko gars yi man leen faayet bi léegi du xeex ak xuloo ak discours yi déedéet ñu bëri loolu moo leen rey parce que ñi ko def ñëpp rey nan leen wala ñu sànq leen wala ñu empoisonné leen rey li ñoo à petit feu dañ lay defal loo xamante ni ci sa cendrier toxkat nga ñu def ko ci nga muqi ko balaa ñetti weer nga dee te kenn du xam loola rey loolu yéen gëstukat yi xam ngeen li may wax bu baax man leen faayet bi beneen affaire la chaîne yi ñu takkee képp ku jéem a fippu say loxoy dagg parce que chaîne bi gisoo ko nit ki gis ko ba mën koo tekki kon faayet bi fii la ci xel la liggéey bi léegi ci bopp la formation njàng xam-xam science technologie éveil conscientisation foofu la liggéey bi nekk mais du discours populiste yi ak discours coow yi ak wax yi déedéet loolu defarul dara parce que gars yaa ngi lay xaar ci wet gi soo discours bu noppi ñun la kaay réalité yaa ngi nii nag këyit yaa ngi nii loo ci wax nga dëgër bopp ñu wàcce la yàlla yàlla boole dimbali akay ma ngoog Cheikh Mouhamadul Hajjuji bi nee na mu ne bakken yu mag yi ñoom la philosophie di wax ne ñoom idée rek la ñuy waxtaane ak ñi nga xamante ni dañuy werante ak ñi nga xamante ni ñoom ci nit la ñuy wax loolu yaakaar naa yéen a ngi koy fàttali seen i cours philo mu ne bakken yu mag yi les grandes âmes mu ne ñooñu bañ nañu ils ont refusé te duñ nangu mukk di dox ci lu dul indi ngërëmal yàlla gis nga am na ñoo xamante ni foo leen gisee santal yàlla foo daje ñoom ci dëkk bi foo daje ñoom ci métro bul hésiter ñoo ngi dox ci lu baax ah bul hésiter parce que ñooñu dañoo jaayante ak yàlla ne duñ dox mukk ci caaxaan ci safaan ci fo ci doyadi ci ñàkk fayda ci bàkkaar ils ont fait ce pacte avec Allah cet engagement avec Allah avec le prophète Muhammad te yàlla nee na inna alladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim fa man nakatha fa innama yankutu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi llah fa sanutihi ajran azima kooku mooy mbóot mi jaayante bi yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wala ñu gis leen aw tura fi gayri baabi alladi xalaqaha wa sawaaha mu ne wala ñu gis leen ñuy sukk ci beneen buntu budul buntu borom bi tabaraka wa taala bi leen bind ba noppi jubal leen defar seen lépp xam nga loolu dama koy wax toujours gis nga nit am na ci loo xamante ni jarul xam-xam bu bëri soo xamee ni yow kenn mënu laa jox lu la yàlla joxul kenn mënu laa xañ lu la yàlla jox da ngay noppalu
yàlla noppi na mbokk yi ñun ñoo sonn rek mais yàlla noppi na lépp pare na mbokk yi moo tax li war rek mooy rafetal ak rafetoo lépp mat na ñi war a am nañu yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ko waaw nee na kaana allahu wala shay'a ma'ahu fi zalika alwaqti a'ta ma a'ta wa faddala ma faddala ñu ne ko waaw léegi nag mu ne falam yabqa illa ar-rida wa taslimu li majari al-aqdari allahu akbar soo demee Jawaahirul Maani di nga ko fekk foofu Cheikh Tidiane di ko firi bu musta am ci kaw suuf waaw waaye ci tënk nee na yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam kaana allahu wala shay'a ma'ahu yàlla moo fi nekkoon te dara wéttalu ko woon ndeysaan xam nga kon am na fu mu la bëgg a bëmax ndeysaan mu ne fii zalikal waqti ca jamono joojee te loolu du jamono waxin la loolu amul temps amul espace amul heure amul seconde amul bés amul weer amul kaw amul suuf amul ndeyjoor amul càmmoñ amul lu baax amul lu bon ci jamono jooju te loolu du jamono sama borom nee na yonent bi nee na yàlla ci la may ñi muy may ñëpp ci la gënale li mu bëgg mu nekk ci kaw lépp waaw loolu di nga wax ci foofu la yàlla defee li muy def pare na waaw mu ne lu ci des kon mu ne falam yabqa desul illa rida lu dul nga jébbalu ci yàlla gërëm wa taslimu li majaril aqdar nga daal di jébbalu ci yàlla wommatu ci yàlla ci ni mbiri di doxee nag ci jamono bu nekk ñii yàlla da leen di may ñi li di leen xañ yii mu leen di ku nekk ak sa cër ak sa maqaama ak sa daraja ñii xam-xam ñii ku nekk ak sa cër su ko defee nga nangul ku nekk mayam su ko defee lépp baax Cheikh Omarul Fouti radiyallahu anhu toujours daraan wax ne ku nangu noppalu ah wax ju gàtt la de waaye xam nga ni loolu defar na àdduna ak àllaaxira ku nangu noppalu parce que nangu dafa nekk ci biir laa ilaha illallah dafa bokk ci biir iman bañ mooy wane ni yow kii li mu am yow kon yaa ko jox wala sa papa ko jox wala yaayam wala nijaayam wala saafaraam wala xaw ma lan ak lan soo amee pas-pas ne kenn du mayee ku dul yàlla kon kañ ku yàlla may ab may da nga war a nangu parce que soo ko nangulee kan nga nangul yàlla yal nañu yàlla boole dimbali su ko defee mbokk yi am na bis xam naa fa laay daanele pour mu bañ a gudd ñëw nañ fii di wasifa fii am ñoo xamante ni léegi dañuy indi seeni doom kenn ci doom yi xam nga goney France duñ goney Sénégal doo laaje danaan la déglul noppil xale du laaj loolu fii nag moom maternelle lan lay libéré ne la loo gis laaj ko moo tax lu nekk lañ ñuy laaj lu nekk bis am na ci sama doom bi ñëw ne ma papa lu tax ñu ñuul ñuy weex ma ne ko boobu way la ilaha illallah fu ma jëm ma ne ko dimbali leen ma gaaw lu ma koy tontu xool question la de ah parce que le problème tey jii bu nekkoon kii moo ko wax dama naan ko yàlla inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu wa min ayati ixtilaafu alsinatikum wa alwanikum jaa ngi jeex mais kii dafa xam lu yàlla xamul lu yàlla dama lay wax exemple laa leen jox de te li ma ci laaj mat na 35 te amagul juróomi at question yu garaaw lañ lay laaj ay daal ci ngay xam ni ndekete yoo ñun am na liggéey bu bëri bu ñu desee yéen mosu leen a dala ah déet daf men dafa ciy wéet de doo dama wéttale mbir yi kat xam nga doo ci wéete day gën a metti waaye du suñ seege ne moom it dinañ ko laalal léeg-léeg xale yi xoj ko te dañ lay laaj yu garaaw xale bi fii la ñëw ci kii bi ñuy wasifa sànni malaan bi ñu pare rek mu ne papa ji lu weex yi lal la xam naa ni papa ji laalal ko réponse booy bi ne ko non loolu xam nga fii moom xefa léegi bi ñuy ñëw rek dal nañu laajal ñii ma nekkal xam nga xale yi moom doo waxee dana la c'est vrai doo ko waxee Sénégal dañuy dindi sa bëñ yëpp sa papa wax bu bi nga ne ko c'est vrai waaw c'est pas vrai de dama ci doon bañ a àgg rek de ndax c'est vrai rek bu dee Sénégal c'est vrai dañuy dindi say bëñ doo waxee c'est pas vrai nag da lay rey da lay non te doo leen tontoo doo leen convaincre da la koy wax xam nga mu ñëw ne ma ah way sëñ bi tabarkàlla xale bi de nee na ma waaw man li ji lal ni lu weex lii lu mu xale bi nee na ma le truc blanc qu'on met
ma ne ko xam nga ñoom dañ leen a yar ci symbole yar leen ci ay lépp image la ci ñoom ak ay li ñuy wax ci mathématique ay projection waaw su ko defee doo demee ba nekk mag nag nga daal di soog a leeral def actualisation sa xam-xam ak sa ngëm mais ñoom noonu la ñuy yaree seeni njaboot ma ne ko lii ne ko symbole la rek comme symbole cadeau yi yeeg ay couronne yi ñuy takk seen bopp yeeg symbole yu fête yi ñuy def Halloween nag di maquillé woog yu demee noonu ma ne ko symbole la rek day symboliser ne pureté lay symboliser ak set ak laab ak mbëggeel mahabba ndeysaan mu kontaan waaw ne ma jaajëf ma ngoog ma ne ko ok bismillah xale bi kontaan daan ne donc ça c'est très important parce que le monde manque d'amour nangam gis nga waaw ma ne ko nag fii nag mooy dëgg géeju amour nag waaw ah billahi lazim waaye xam mooy mbokk yi xam ngeen ni li tax ngeen bàyyi seen yitt yëpp di ñëw fii am nga loolu fi fekk mbëggeel rek la cofeelu yàlla ak yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam mbëggeelu suñu biir mbokk yi ku nekk mënoon ngaa toog sa kër wasifa ñi jege feneen mënoon nañoo wasifa feneen seega mi mënoon na wut ñetti nitam ñu bokk def seen xadra mais mbooloo mi dajaloo bi gisante bi soppante bi ndax lu ñuy gën a bari yool wi gën a yokku mbokk ma ngoog loolu mooy image bi xam nga am na histoire ci tënk malaana wasifa yi dama doon sax dama ciy def ay direct yu bëri mu leer mu jeex mais lu yomb tënku la xam nga am na loo xamante ni soo demul Faas mënoo ko xam Zawiya Seydina Cheikh Ahmed Tidiane mais ñi fa dem xam na ni ci digg d'accord ci diggu marché la nekk jeex na loolu doo ko xamee rek jàng yi jeex na donc Seydina Cheikh ba tey jii nii mënoo faa dem te rombo berkel yi ak mbaam yi di sëf kii yi der yuñ tane di ko déplacé te loolu ni muy amee léegi ci buntu Zawiya bi Seydina Cheikh di dund radiyallahu anhu jamono boobu noonu lañ ko daan rombe di jaar di romb gaa yi ak seen i fas ak seen i yëf Cheikh ne bismillah lan leen lu weex fii xanaa nit lu mu xaye di xaye su gisee lu weex du ko jéggi ak fasam ak mbaamam ak ay dàllam yu taq jeex na lii rek ko jur moo ko jur ñu mujj gi ñu ne kon dañ koy lal rek di ko barkeeloo comme Cheikh nee na nañ lal rek ndigal loolu mu digal moom lu mu wax yonent bi ko waxloo jeex na ci tënk léegi nag soo demee ci ñoom borom xam-xam yi nag ñoo lay indil ay tegtalu charia tegtalu fiqh tegtalu sunnaak mais lii rek moo ko tënk te lii xel nangu na ko Cheikh daan na ko def xanaa doy na sax ci ko xam kan mooy Cheikh daan na ko def ko wasalaam jarul tegtal jarul lijjanteeg jarul xóotal léegi nag mu des ci ginnaaw symbolique bi parce que ñoom lépp lu ñuy def dafa am lu ci laxasu ci biir duñ ko nag expliquer jamono dina jot nag ñoom ñu tëbb nit mu leeral ko ndax malaanu wasifa wi ci tënk ndeysaan oui je vous ai oublié mais chaque fois que je vois qu'il y a des gens qui parlent pas wolof je parle français ça c'est un de mes principes donc je vais terminer les 5 minutes qui me restent en français alors donc je m'excuse bon donc je parlais du drap blanc qu'on étale quand on fait la wazifa. J'ai dit que il y a beaucoup d'explications, des milliers même. Et chacun explique selon le domaine dans lequel il est spécialisé. Et c'est des arguments qui sont tous valables, alhamdulillah. Mais l'origine, c'est l'histoire, c'est historique. Ceux qui connaissent Fass, ceux qui sont déjà partis faire la ziyara à la Rawda de Seydina Cheikh Ahmed Tijani, qu'Allah nous facilite la visite, Inch'Allah. ni ñu billet métro yombe yàlla nañu yoonu Fass yombee noonu amin bi jaay Seydina Mouhamadine barke Cheikh Tidiane donc Seydina Cheikh a dit aux disciples d'étaler quelque chose de blanc de pur pour que ceux qui passent avec leur chameau avec leur âne avec leurs marchandises les passants ne piétinent pas le truc blanc comme ça ils dérangent pas ceux qui font la wazifa. À partir de ce moment, c'est devenu maintenant une sunna de la tariqa. Les gens ont imité Seydina Cheikh dans ce domaine-là. J'ai dit que au-delà de cela, il y a une très grande symbolique dans ce drap blanc-là, qui est
étaler chaque fois qu'on fait la wazifa, bien qu'il y ait des différences au moment de l'étaler et tout cela. Mais il y a beaucoup de secrets qui se cachent derrière. Parce que les awliya, comme les disciples, ils alternent entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils incarnent un jour ou un autre un des noms d'Allah ou un des épithètes, des adjectifs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, avant de faire là, le dra est là. En ce moment-là, les awliya, ils voient ça. Avant de faire la wazifa, eux, ils incarnent le nom de Qabid. C'est Al-Qabid. Tout est lié, tout est compact. Alors, alam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fattaqnahuma. Le fatq et le fath, c'est pas la même chose. Le fatq et le fath, c'est pas. Fa fattaqnahuma. Donc, le nom ici, c'est Al-Qabid. C'est lui qui tient tout. Donc, quand on dit Bismillah, sur le champ, il y a un autre nom d'Allah qui se manifeste. C'est lequel nom? C'est Al-Basitu. C'est lui qui dilate tout, qui agrandit tout. Donc, et je peux continuer avec beaucoup de noms d'Allah qui se manifestent dans la wazifa. En plus de cela, chers frères en Dieu, la wazifa, le drap il est de couleur blanche. Et cette couleur-là aussi, pour les awliya, ça leur rappelle ce qu'on appelle ad-durra al-bayda. Ce joyau blanc, cette lumière toute blanche, cette lumière qui est à l'origine de toutes les origines, qui est la lumière originale et originelle. Ce qu'ils appellent al-haqiqa al-muhammadiyya. Beaucoup de awliya maintenant remontent leur existence, même leur manifestation et leurs actions dans cette instance qui est al-haqiqa al-muhammadiyya. C'est pour cela qu'ils disent عند الدرة البيضاء كان اجتماعنا. Et beaucoup de awliya nous parlent de leur vie dans cette al-haqiqa al-muhammadiyya. Donc, Inch'Allah, quand on aura le temps, on pourra s'étaler et bien expliquer toute la symbolique, tous les secrets qui se cachent derrière cette wazifa, qui peut être souvent un mime, un alif, comme ici, on fait, c'est un alif, c'est le alif de Allah. Souvent aussi, ça peut être un ha, ça peut être un mime. Tout ça, ça se passe dans la wazifa et tout ça, c'est des manifestations d'Allah, du prophète Mohammed et de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Donc, comme l'heure de la wazifa est arrivée, Inch'Allah, on va s'arrêter à cela et demander à Allah de nous donner sa bénédiction, de nous accorder son pardon, sa miséricorde infinie, et qu'il nous ouvre le cœur et Inch'Allah qu'il déverse ses lumières, ses connaissances, ses théophanies, ses influx, ses connexions, ses dons, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide et nous assiste, Inch'Allah. Qu'Allah aide aussi tous les frères, Inch'Allah, chacun avec ses préoccupations, chacun avec ses problèmes, chacun avec sa maladie. Allah est conscient et il connaît tout ce qui se passe dans les cœurs comme dans les corps. Qu'Allah nous soigne, qu'il nous donne le secret de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Par la baraka du salat al-Fatihi et de la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous excusons pour toutes les erreurs et Inch'Allah, nous demandons à Allah de nous aider pour que la prochaine fois qu'on puisse donner tous les autres côtés, les autres manifestations et les secrets qui se cachent derrière ce drap-là qui est utilisé partout dans la Tijaniya, bien que ce n'est pas obligatoire. Mais Inch'Allah, on va aussi donner les explications que Sayyidina Cheikh radiallahu anhu a données par rapport à la pureté qu'on cherche nous tous, la pureté du cœur, de l'esprit, du corps, pour que nous tous nous soyons purs, pour que le monde soit vraiment pur, pour maintenant préparer la venue de notre maître, qui est Al-Imam al-Mahdi, qui est un frère dans la tariqa Tijaniya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.